jërë ngeen jëf mbokk yi ñuy teewlu à chaque fois sur la BP Actu ñu ngi leen di nuyu bu baax ku ci nekk ci turam ak ci santam di amaat mbégte ak contentement di leen indilaat li gën a fës ci yéenekaay ci bisub tey mercredi 15 avril 2020 ñu koy ubbee ak wàllu wér-gu-yaram la situation du jour. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale a reçu les résultats virologiques suivants. Sur 227 tests effectués, 15 sont revenus positifs. Il s'agit de 14 cas contacts suivis et un cas issu de la transmission communautaire. 7 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. L'état de santé des patients hospitalisés stable. À ce jour, 314 cas ont été déclarés positifs, dont 190 guéris, 2 décédés, 1 évacué et 121 cas sous traitement. mbokk yi xanaa ñu gën a bàyyiwaat xel li nga xamante ne ni moom la ñu ministre de la santé et de l'action sociale di digal à chaque fois mooy ñuy respecter li nga xamante ne mooy distance bi ñu jox à ce que ñu respecter ko muy 1 mètre yi jàpp 1 mètre 50 ñuy raxasu à chaque fois suñu loxo ak ay saabu di raxas suñu ay loxo ñu dëkkal suñu ay rakk ak suñu ay mag di utiliser gel de main yi bu fekkee ne dañuy déplacé wu di takk suñu ay masque sur le fond ñu takk suñu ay gants ñu moytu li nga xamante ne moom mooy rassemblement yi regroupement yi ak di toog di booloo di waxtaan. certes mën nañu waxtaan léegi parce que jamono ji réseaux sociaux yi ñu ngi fi moyens de communication yi ñu ngi fi mën nañu waxtaan à distance ñu garder li nga xamante ne ni moom mooy distance à chaque fois entre ñun ak suñu ay nawle ñu jox cër feebar bi respecter couvre-feu yi respecter lépp loo xamante ne ni ay mesures d'hygiène la ñu jox ko cër parce que nag feebar bi yeeyoo na ñu jox ko cër parce que fi mu toll nii il est temps. Les Sénégalais de la diaspora à chaque fois suñu xel du jug ci ñoom à chaque fois di ngeen di bàyyi xel bu baax a baax. moo xam foo mën a nekk ci diaspora bi moo xam foo mën a nekk ci àddina moo xam foo mën a nekk ci Afrique ñu ngi lay bàyyi xel bu baax a baax di méttitu yenn tiis yi nga xamante ne ni ñu ngi koy ràññee parce que bu ñu xoolee sénégalais yi nga xamante ne ni ñoom ñoo nekk ci Chine méttit yi nga xamante ne ñu ngi leen ko fay teg di la jël di la dugal ci hôtel di la fa confiné ba pare ñu ne yow yaay fay hôtel bi di leen teg yenn tiis yi waxatuma sénégalais sax mais africain peau noire bi ñuy jël bi ko maltraité nan ñu ma fa indi feebar bi mu nekk loo xamante ne ni duñu neex te duñu neex bu mukk parce que feebar la boo xamante ne ni ñun ak ñoom ñoo ci bokk yam amaana parce que duñu déggandoo ñun ñëpp tell bi duñu déggandoo ñun ñëpp ni damm na mu njëkkee foofu sax ci seen réew ñun laataa muy ñëw fii ñu jàpp suñu ay doomi réew ñu jàpp ay doomu Afrique di leen def ay maltraitance yoo xamante ne ni du neex képp koo xamante ne ni sa bët dina ci tege ñu ngi ñaan suñu état bi itamit mu dimbali leen ba ñooñu itamit ñu mën a ñëwaat wala ñu mën a vivre dans les bonnes conditions parce que métti na trop dañoo demoon pour daani doole dañoo demoon pour dimbali njaboot dañoo demoon pour suturaal njaboot ndogal fekk leen fa ñu war a nekk ci jàmm nekkuñu ci jàmm ñu ngi leen di ñaanal suñu borom jàmmal leen ak fu ñu mën a nekk suñu borom may leen jàmm ak salaam. ba tey ci Sénégalais yi nga xamante ne ni mën nañu ci diaspora bi ñu nekk waaye ñenn ñi nekk ci Afrique. Sénégalais yi nga xamante ne ñoom ñoo bloqué wu depuis le dimanche 15 mars ba léegi ci frontière bu Maroc mu nekk loo xamante ne ni metti na tiis na itamit ñu ngi leen di ñaanal ñoom itamit suñu borom may leen jàmm ak tawféex ak taysiir ba ñu mën a génn foofu noonu nga xamante ni foofu la ñu nekk bu aajoowee ñu ñëwaat ci réew mi bu aajoowee ñu teg leen ci ay conditions yu baax ñu teg leen ci ay conditions yu baax parce que. yalloowuñu loolu parce que dañoo demoon daani doole ndogal fekk leen ci réew yooyu ñuy daanee doole ñu ngi leen di ñaanal suñu borom sàmm leen musal leen ndax moom mooy musalaati te ku mu musal rek incha allah di nga mucc ñu ngi ñaanal mbooleem sénégalais de la diaspora suñu borom sàmm la. waaye mbokk yi ci diwaanu Ndakaaru Sénégal feebaru coronavirus à chaque fois bu ñu yeewoo rek day teg ay jéego di gën a avancé parce que bu ñu xoolee Yëmbal. léegi enregistré nañu 13 cas yoo xamante ne ni positif na ci coronavirus Dakar Nord bu ñu ko waxee mooy ay Parcelles Assainies jàpp yeneen côté yooyu am nañu 15 cas Covid-19 Louga am nañu 28 cas Covid-19 Goudiri am na 9 cas Ziguinchor am na 3 cas cela veut dire que affaire yi wàññeekuwul mais day yokk li koy wàññi moo ñu toog suñu biir ay kër.
cas communautaire yi ñu jéem ko daw parce que loo xamante ni la xamuloo kañ lay jeex kon nañu jël suñu ay matuwaay balaa ñuy yegg ci yenn réew yi nga xamante ne ni yegg nañu foofu balaa ñu yegg ci ay confinement général nañu respecté li nga xamante ni moom mooy couvre-feu bi toog suñu biir ay kër respecté distance yi ñu jëlloo ku ci nekk nga respecté li nga xamante ni moom la ministère de la santé di digal ñu respecté ko parce que nag neexul ba neexul mais set fekk na baax ci réew mi set fekk na baax ci gox yi ñu nekk nañu ko respecté bu baax a baax incha allahu rabbi mën nañu am yeneen i amélioration yoo xamante ne ni feebar bi dina wàññeeku bu baax a baax ci réew mi. waaye ba tey mbokk yi nakar ak tiis bi askanu Sénégal yeewoo nakar ak tiis bi umma islamique bi yëpp yeewoo muy génnub àdduna ki nga xamante ni moom mooy Cheikh Mouhidine Samba Diallo mi nga xamante ni moom moo nekk ci Sagne Babara moo génn àdduna tey ci mercredi bi mu nekk perte bu rëy ci umma islamique waaye ba tey moom mi nga xamante ni moom mooy Cheikh Mouhidine Samba Diallo moom moo doonoon disciple Cheikh al Islam El Hadj Ibrahima Niass mu nekk koo xamante ne nii bu Musaa yëkkati ay kàddoom ñun ñëpp dañu koy déglu bu ñuy seetaan yenn vidéo bi nga xamante ni moom moo mujj mu ci yëkkati ay kàddu yoo xamante ne ni ay kàddu ngëm la ay kàddu ndénkaane la parce que boo waxee mu ne la li ma fi dese bariwul ndax li may gis ci jamono ji neexuma dem bay wax ak taalibe yi naan leen yéen ñëpp ku ci nekk sa xol tooy na te ku ci sañoon wàññi sa at jox ma waaye suñu borom moom moo soxla te boobu bi mu koy wax yii yëpp xewul woon bi mu koy wax moment bi ñu tollu tey yegsiwul woon ñu koy ñaanal suñu borom jéggal ko suñu borom woyofal suuf ci kawam teg ci njabootam loxo te taas ñu ci barkeem nit la boo xamante ne ni yëkkati woon na ay kàddum bu yàggul dara ci vaccin yi nga xamante ne ni ñu ngi ko doon wax ci réew mi ak ci Afrique mu nekkoon koo xamante ne ni mën nañu ne il visait de loin il voyait de loin itamit ñu koy ñaanal suñu borom jéggal ko suñu borom woyofal suuf ci kawam te teg ci njabootam loxo te yokku jàmm ci àddina ak ci réew mi itamit. ñu jàll ci wàllu sport Sadio Mané l'international sénégalais mi nga xamante ne ni mi ngi def moom it jaloore yi am solo fi mu toll nii nag mercato yi ubbeegul waaye xel yépp mi ngi ci moom ak Real de Madrid moo tax mu am benn proposition boo xamante ne ni proposé nañu ko Sadio Mané muy 4 milliards de francs CFA pour mu jóge club bi di Liverpool pour ñëw Real de Madrid. ñenn ñi ni jaadu na ñenn ñu ni jaaduwul parce que bu demee ci club bi nga xamante ne ni moom mooy Real de Madrid day gën a jege ki nga xamante ne ni moom mooy Lionel Messi te ñoom jàpp nañu ni bu Sadio Mané jegewee Léo Messi pour mu jël ballon d'or mondial dina jafe trop ci côté ñeneen ñi itamit ni Sadio Mané bu jógewee club bi di Liverpool bëgg a dem ci Real de Madrid mën na metti trop ci moom ba joxe exemple lu Coutinho bi muy jógee Liverpool wala bi mu nekkee Liverpool mi ngi woon ci allure bu bien mu jógee Liverpool dem Barça allure ba bu wàññeeku ba noonu la ko Barça jëlee daal di koy abal ñi nga xamante ni ñoom ñooy waa Bayern waaye dañu koy ñaanal rek moom Sadio Mané fu mu mën a nekk ak lu mu ci mën a def rek suñu borom kàttanal ko suñu borom dooleel ko ba lépp loo xamante ne ni mi ngi ci kanamam mu nekk ndam ci moom ak ci africains yi ak ci sénégalais yi plus précisément. ñu jeexalee ko ak làmb. question bi nga xamante ni moom la àddina yëpp di posé wu depuis bi làmb sosoo ba fi may waxee ak yéen nii muy ñetti mbër yi nga xamante ne ni ñoom ñetti ñëpp nekk nañu roi des arènes waaye ñoom ñetti ñëpp ku ci nekk rek daan nga sa moroom ñaari yoon. Balla Gaye numéro 2 daan na Modou Xarañ Lo ñaari yoon Modou Xarañ Lo daan na Eumeu Sène ñaari yoon Eumeu Sène daan na Balla Gaye numéro 2 ñaari yoon. le lion de Guédiawaye Balla Gaye numéro 2 nekk na roi des arènes 2 ans. Modou Xarañ Lo le roi des arènes actuel le roc des Parcelles Assainies bi mu jëlee couronne bi ci Eumeu Sène ak léegi bu defee 8 wala 9 mois ci lay yem waaye Eumeu Sène tay shinga borom dof du wér tay tane rek nekk na itamit roi des arènes lu 1 an ñoom ñëpp nekk nañu ay roi des arènes mais li ñuy laajte mooy kan moo mën qui est le plus fort parce que ñenn ñu ne Balla Gaye 2 moo mën Modou Lo moo mën Eumeu Sène moo mën Balla Gaye numéro 2 parce que ku ci nekk rek daan nga sa moroom ñaari yoon. mu nekk laaj boo xamante ne ni sénégalais ñu ngi koy laaj ci à chaque fois kan mooy le meilleur entre ñoom ñett dina nekk nag loo xamante ne ni dina jafe génnee parce que ay champion lañu ay ndaanaan lañu dama jàpp ni nag man sama xam-xam bu gàtt ay bête noire lañu ku ci nekk sa bête noire moroom la mbokk yi yaakaar naa ni leeral li loolu rek la woon di leen di jox dig daje ba suba ak jàmm incha allahu rabbi jaa ngeen jëf